jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari. Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV, canal 8 TV Orange, canal 28 en Gambie, Eutelsat 16A si vous êtes sur les réseaux câblés scotché toujours ou bien allez-y sur l'application. dañuy ñëwaat ci beneen fait boo xamante ni marqué na semaine bi ñu génn mu doonoon affaire DGID mooy direction des impôts et domaines ak kii di des médias di Bougane Gueye Dany ginnaaw coow li bu mu amee la dernière fois ñu def ci ay rebondissement jàppale ni que jàmm dellusiwaat na ci diggante kii di impôts et domaines ak kii di Bougane Gueye Dany ginnaaw bi fa huissier ñëwee woon ba defoon constat ci matériel yi jàppale ni que daal kii di waa impôt maanaam gelé nañu lépp loo xamante ni maanaam dañu waroon saisir ay matériel lu Bougane Gueye Dany ginnaaw bu mu amee ay négociation bi nga xamante ni kii moo ko jiite woon di Mamadou Ibra Kane di président CDEPS maanaam conseil des diffuseurs de presse et éditeurs de presse maanaam bu mu demee négocier ak waa inspection et domaine ba bu suñu sukkandee foofu nag ginnaaw bi ñu fa jógee nee na daal jamono jii ñu toll nañu jàpp ni que kii di impôt et domaine gelé na lépp loo xamante ni demoon na ci ay entreprises de presse suite à une médiation boo xamante ni conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal kii Mamadou Ibra Kane jiite ko def na daal en suspense nag su ñu leen ko waxee du càggin ka teggi nañu seen tànk waaye bàyyiwuñu dara leen daal la ñu wax na Bougane def benn délégation ba mu ñëw négocier ak ñoom def benn moratoire xool naka lay fayee li mu leen yoreel muy redressement fiscal yi nga xamante ni bañoon na ko waaye mujj na ko nangu yaakaar naa ni daal li mu mujj nangu daal su ko njëkkee woon coow du egsi fii yëpp maanaam nee naa leen Sénégal dëkku négociation la lépp lu fi am rek da ngay dem waxtaane ko waaye soo ko bëggee jël viré ko ci wàllu politique te jëmul ci wàllu politique je crois que du sotti te gis ngeen coow li ci amoon coow lu mu jur incident yu mu jur mujjeewul fenn lu dul ci négociation yaakaaroon naa ni ñi njëkkee ko moo gënoon jàppale ni que daal waa inspection et domaine daal jàpp ni gelé nañu lépp loo xamante ni daal jëm na ci décision boo xamante ni jëloon nañ ko pour saisir matériel des médias bi ci vendredi bi ñu génn muy ñaar fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre foofu la amoon daal benn rencontre boo xamante ni kii di Mamadou Ibra Kane defoon na ko ñu joxaat ko encore képp koo xamante ni entreprise de presse nga nekk fii ci Sénégal waxul des médias rek te nga am ay redressement fiscal su yeboo na nga ñëw foofu impôt et domaine ngeen xool naka ngeen koy négocier ak ban moratoire lañ lay defal nga xool naka nga koy mën a fayee ñu xool ndax mën nga ko fay wala mënoo ko fay mooy li ma leen waxoon au départ rek fii Sénégal la dëkku négociation la tey soo yoree redressement fiscal je crois que am ay impôt nga doon opérateur économique nga doon homme d'affaires ak loo mën a doon ci Sénégal da nga ko war a fay ji waaye coow li lu mu juróon yëpp ak coow li ñu ci doon wax ci rajo bi yëpp yaakaar naa ni tey ña ca nekkoon di wax ay politique la dañ leen néewal dooleeg fay nañoo fayuñu nii nangam sangam tey yaakaar naa ni ci négociation la ñu mujj te ba tey jii ñoom jàpp nañu nangu nañu dañu yoral ay redressement fiscal dinañ ko fay ci ay moratoire ginnaaw bu Mamadou Ibra Kane demee ñaanal leen jéggal loolu daal lañ leen xamal ni que daal li doxoon ci diggante Bougane Gueye Dany des médias ak waa impôt et domaine daal suñu sukkandikoo fii maanaam ci benn large tour d'horizon boo xamante ni environnement économique bi ak cadre opérationnel ci situation financière yi nga xamante ne jëm na ci yëpp ci wàllu média yoo xamante ne am na fii daal lépp loo xamante ne jëm na ci redressement fiscal daal gelé nañ ko pour le moment mais teewul nag gelé la ñu wax maanaam suñu nee gelé kii di directeur impôt et domaine moom moo ko biral di monsieur Niass xamal na leen que daal yore ngeen fi xaalis mais néew leen ngeen ñëw ñu toog ñu xool ban solution la ñuy jël pour que ngeen mën a fay seen bor ndaxte impôt yooyu mooy tax ñu fay salaire yi impôt yooyu mooy tax ñu fay policiers yi impôt yooyu mooy tax ñu fay douaniers yi impôt yooyu mooy tax ñu fay fonctionnaires yi impôt yooyu mooy delluwaat ci askan bi maanaam dëkk soo ci nekkee da nga war a fay impôt nee naa leen Paris bi ngeen di wax sénégalais bi fa nekk sax dëkk ci kër ñemewul toog ne du fay impôt ndaxte suñu nee groupe des médias mais jàppal ni ko Europe tey télévision bi nekk sa kër nga koy seetaan da nga koy fayal ay taxes télévision laa wax de bi nekk sa kër da nga koy fayal ay taxes waxutuma nag nga ubbi télévision ba pare di liggéey di gagner ay publicité ak nu mu mënta demee rek loo ci mënta am rek da ngay dem waxtaan ak waa impôt domaine nga fay maanaam impôts yi ndaxte impôts yooyu pour nga nekk un bon citoyen un bon patriote rax ci dolli aussi Bougane tey ku nekk xam na ni dafa teg mouvement gëm sa bopp bëgg a nekk président de la République du Sénégal te président tey mënoo ko bëgg a nekk par tey ba noppi yow doo woon fay say impôts donc je crois que liñ ci mën a indi daal comme tey information mooy waa impôt et domaine gelé nañu lépp loo xamante ni demoon na ci poursuite jëm ci des médias en attendant nag Bougane ak délégation dem foofu di négocier ji suñu jógee des médias ak DGID dañuy dem fële ca Golfe Sud xam ngeen Golfe Sud semaine bi ñu génn
kii di Pastef bi fa nekk maanaam muy parti Ousmane Sonko ñi leen fa taxaloon di Mamadou Ndiaye maanaam dafa démissionné ci Pastef jàppale ni que daal le Pastef s'éclate à Golf Sud kan moo éclaté Pastef foofu ca Golf Sud ndaxte ginnaaw élection municipale yi bi mu jibee ba tey gis nañu Pastef jëkk ci ay jafe-jafe ñu bëri di démissionné ñii di génn di rejoindre yeneen parti kii nag Mamadou Ndiaye la doonoon benn cadre Pastef boo xamante ni dafa amoon doole foofu ca Golf Sud ba mu fa nekkee daal moom daal démissionné na ànd ak kii di Lat Diop nag moom le président de la République ak Aliou Sall tànn pour ñu nekk foofu ca mairie Golf. Lat Diop nag ku nekk xam na ni mooy directeur LONASE nekk foofu ca cité des enseignants Lat Diop nag ku ko xam balaa muy doon maire sax gis nañu ni muy jàppalee askanam di defar foofu yu bëri kii di Mamadou Ndiaye daal nee na moom assumé na ay responsabilités bi mu ko jëlee wax na ko nee na mais en tout cas mi ngi xaar xeer yi ko ciy xaar xam na ni Pastef moom soo fa nekkee ba génn préparé ci ay commentaires ay saaga ay tuuma yëpp dinañ ko teg sa kaw ndaxte ñoom ba ñu ñëwee ci politique ba tey xamuñu dara lu dul jàpp nit ñi di saaga jàpp nit ñi di violenté jàpp nit ñi di menacé ci réseaux sociaux yi loolu la ñu xam waaye jàpp leen daal kii di Mamadou Ndiaye nekk foofa ca Pastef fu Golf moom daal démissionné na dem na fekk ji kii di Lat Diop ànd ak moom ci élection locale yi fii pour jiite mairie Golf ci 23 janvier 2022 incha allah ñu déglu kàddu Mamadou Ndiaye bi muy démissionné lan la wax. li waral jotaay bi mooy dama ñëw pour wax ni ci kanamu àdduna ne maa ngi jàppale Lat Diop suñu frère ci élection municipale yi ñu jëm muy élection municipale 2022 di ay élection wu gox lu waral loolu yéen ñu ci bëri fii gis ngeen ni Pastef bi ma nekk am na ay problème ci primaire yi ñu am nu ñu boddi am nu ñu yëkkati gor nag boo ko beddee ci loo xamante ni yaakaar naa moo fay ay laafa moo fay des ay duggam bare nga boole ko beddi ko yaakaar naa kooku bu dee gor bi muy waxee ci mi ngi ci moom dina jël décision man ak Lat Diop loolu la ñu wax te mën naa ko wax fii parce que du loo xamante ni secret te bu amee dara loo xamante ni également du loolu aussi yaakaar naa am na ñu nekk fi ñoo xamante ni mën nañ ko démentir donc man ak moom loolu la ñu wax muy choix boo xamante ni aussi dama si ànd ak moom si liggéey ndax man liggéey laa xam tey lu nga xamante ni ñi ngi ko préparé si lu matul ñaari fan mbooloo mi ñëw feesal salle bi kon xam nga ni kooku buñ ko préparé woon sur une semaine wala 2 semaines kon si biti mi ngi fees dell parce que ji naa ko nit ñi tamit. ginnaaw ñoo déggandoo kàddu Mamadou Ndiaye boobu nga xamante ni Pastef la bokkoon di parti Ousmane Sonko moom bi mu génnee parti Ousmane Sonko dem jàppale ji kii di Lat Diop gis ngeen ko daal jamono ji kii di Pastef daal soo xoolee foofu ca Golf éclaté wu na maanaam tasaaroo na ci ay morceaux ndaxte parti politique yu bëri dañoo tasaaroo ginnaaw loolu nag ba ñu xëyee dañu gis ni que fële ca Zik FM kii di Ahmed Aïdara bu mu xëyee am ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko kàddu yooyu nag bu mu ko yëkkatee ndaxte Ahmed Aïdara aussi bu leen fàttee dafa yor mouvement bu tudd Géejawaay laa bokk ba noppi dafa samp candidat pour doon mairie waaye comme Babacar Diagne ni mu ko waxee woon dànkaafu leen tey mënoo nekk ci langum politique bi ba pare nekk ci rajo bi di yëkkati yenn kàddu yi wala di influencer di ko teg moo tax ñu bëri di ko ñaawlu nañu déglu ci kàddu Ahmed Aïdara ba noppi dellu si waat. yow Alaaji boo liggéeyee li ngay liggéey lu tolloog juróomi at nekk ci population bi di daggan seeni kàddu nekk ci biir askan wi nekk ci biir askan wi ba dara desul lu dul dem mairie. waaw Macky Sall wala keneen ne la seppe teg la nele teg fa ay politiciens yu fa nekkoon yoo xam ne defuñu benn résultat Alaaji léegi yow lan nga war a def. xanaa xam sa bopp. xam sa bopp laa lay wax nii gëm sa bopp am fula ak fayda du defar sa liste. voilà Ablaye Dieye mii loolu la def. waaw nee na candidat la ville bu Thiès candidat la Thiès Est. waaye ma toog fi naan non man maa ngi développé. Habib daa woon nekk candidat. bu baax. oui. bu baax Alaaji gis nga man loo doon sama xarit nii. waaw. fula ak fayda kenn du la ko jàngal. dëgg la. fula ak fayda kenn du la ko jàngal comme Mary Teuw Niane li mu wax rek. par force. waaw comme Mame Boye Diao li mu wax. neex naqari. comme Mame Mbaye Niang li mu wax. maa ànd ak ñoom. waaw. ba muy neex. waaw. man de xoolal sama baat nii woon poto. man. avec ou sans la yeewee avec ou sans parti politique ak ñun dawuñu juróom-ñaari at biir Géejawaay. Alaaji pour nekk ay yóbbaale ma
wala pour buñ la tànnul nga naan non ñu ñun dañoo taxaw ngir nekk candidat rek waaw pour muy leer et pour la ville waaw pour muy leer waaw kay waaw ñëw nañ nag ci yeewi gi am na ñoo xam ne candidat lañu woon désister sant nañ leen gërëm nañ leen kilifa yi tànn ñu loolu sant nañ leen ca gërëm nañ leen ñoom Malick Gakou jàppale ñu sant nañ leen gërëm nañ leen sant waaw vraiment parce que mënoon nañ koo bañ dégg nga li ma la wax waaw waaye yow daw lu tolloog juróom-ñaari at ñëw Macky Sall naan la noo bàyyi ñu reconduire les mêmes yu fa nekkoon waaye yow ma ne gis nga dañu fa nekkoon gis nañu lañ fa def yow la ñuy doon maire yëpp yow gënoo leen a social et puis ñoom seen nekk maire sax moom alaaji ak seen social ñoom lan lañ sociale démb laa toog bañ ne yaay boo yow dafa am ko xiin yi dem HLM Paris di fa mayee juróom-ñaari millions mooy rek waaj waaye yow kooku laataa moo doon maire alaaji mës ngaa lekk 100 000 francs keneen ko ñu naan may na marché fii mi 10 millions waaye yow kooku avant moo nekk maire dëkk seen cité des enseignants googu kan la fa mës a may 100 000 francs lekk leen bañ ma ko waxee ma ne leen waaye lekk leen. waaw prenez xoolal sénégalais yi xamuñ ne gars yi. luñ dajalee li ñu leen di fay weer wu dee. wallaahi. te bu doon dañoo indi seenu salaire sax ñu ne waaw. wallaahi. ca seen kees yi la ñu jël tibb indil leen. lekk leen da leen a yey. lekk leen lew leen. lekk leen de yéen a ko moom seen liggéeyu. way jur la de waaw lekk leen xaw ma lan mbootaay lañ xaw ma ñaq mbootaay xaw ma. lekk leen ba suur. lekk leen ba suur. lekk leen ba suur. lekk leen balaa ñoo falu xool leen rek ba xam yéen seeni koñ jënd nañ fa ay clim ci morgue yi jàppale nañ leen soutenir nañ leen. ba ñu yoree seen salaire bopp te nekkuñ ci état ana lañ def ca ASC ba ak koñ ba ak mairie ak jàkka ja ak jumaa ya. def leen évaluation boobu. marché fii mi googu ñuy wax juróomi at ci ginnaaw gàkkoo leen fa fekk nekkul woon dara may leen juróom benn million xaw ma juróomi million. mais man nekk tey directeur wala maire ñëw fa gars yi ñu naan ndeysaan moo ñu may ñetti billet màkka. billet màkka yi ñu wote ko ci maire bi. dossier Barth nag moom ñun duñ ci wax lu bari sax li Seydi Gassama wax rek il faut nga nekk dof pour mën a gëm ne lii dafa tombé kese. waaw dossier Barth li muy jaas ku dul xalaat rek moo fi ne non xam naa dafa tombé rek. non tombé. non foog nga nekk dof. dafa tombé. dossier wu fukki atu yàlla waxoo ca. ba waaj a déposé ne tey jii déposé naa mairie Ndakaaru Ndiaye Jël Diop bu dul favori nag bokk ci favori. et puis bul fàtte ne. Khalifa ko pare ne. bul fàtte bi ñu ko jugé ba daan ko. parquet bee lànk moo def appel. waaw. parquet bi moo def appel. alors ñun ba léegi ñu ngi xaar. ñu édifier ñu ci suñu fukki doom ak ñett yi deewoon ci manifestation yi. waaw kay. kon ñu déggandoo kàddu yooyu nga xamante ni kii di Ahmed Aïdara yëkkati na ko di ko teg ci Lat Diop ndaxte moom Géejawaay lay xëccoo Lat Diop foofu ca golf donc ay wujj luñu donc ci rajo bi la taxaw commencé di expliquer ay détails yoo xamante ni amul fenn lu indi loolu ndaxte waa marché fii mi dañu amal benn entrepreneur bi la ñu amal benn entrepreneur lu toll ci 20 millions entrepreneur bi nag bu mu ñëwee foofu di réclamer xaalisam boobu kii la ko Lat Diop Lat Diop bi mu ko yëkkati lu toll ci fukki millions may ko waa marché bi pour ñu fay entrepreneur bi en attendant jox ko avance donc Lat Diop daf ko yëkkati ci xaalisu boppam mais Ahmed Aïdara fukki millions yooyu Lat Diop yëkkati dafa mel ni daf ko déranger ndaxte moom Géejawaay la nekk mouvement la yor Géejawaay laa bokk su yoree dërëmam ak ñaar dërëmam daf ko fay joxe mais tey mi ngi indi benn genre manipulation ci population bi xamal ne nit yi que ku leen jox xaalis lekk leen ndaxte bañ fi nekkee deful ni mais ba ñu demee foofu ca golf ak waa cité des enseignants nee nañu Lat Diop balaa muy doon directeur u LONASE balaa muy doon maire di doon dara amul kër boo xamante ni du fa dugg amul social boo xamante ni du ko def bañ na ko ba dafa ubbi benn keesu social boo xamante ni képp koo xamante ni am nga jafe-jafe yaa xam foo mën a dëkk ci Sénégal waxul sax ci golf maanaam soo wootee foofu nga indi sa papier mu leer na dañ lay jël en charge te kenn musu ko yëg te gis nañu jamono yi ñu génn Lat Diop mi ngi def ay social yu bëri ba ci keroog hôpitalu golf bi yëkkati na ambulance may leen gis nañu ba mu yoree Géejawaay football club ba tey jii ak ASC yi ku ci nekk yëkkati woon na ay subvention jàppale leen ba noppi Lat Diop dafa am ay partenaires Lat Diop bi mu amee ay partenaires ndaxte nee na Fatoumata Tall
bëggoon na nekk foofu maire kii di Aïda Sow Diawara moom it parti socialiste bëggoon na fa nekk maire mais bi ñu tànnee kii di Lat Diop kii di Néné Fatoumata Tall ak Aïda Sow Diawara ñoom ñëpp dañuy wax seen militants yi comme président tànn na kii di Lat Diop te xam nañu Lat Diop est le meilleur profil na ñëpp rangé wul dem ànd ak Lat Diop mu doon benn bañ a doon xëccoo bañ a def liste parallèle loolu la Néné Fatoumata Tall def loolu la Aïda Sow Diawara def ci ginnaaw Lat Diop mais kàddu yooyu dafa mel ni neexul kii di Ahmed Aïdara en tant que Guédiawaye la bokk mais dañ koy comprendre parce que politique lay waxee te ci politique boobu comme Babacar Diagne jànkaafu na leen donc da koy utiliser ci benn émission boo xamante ni tës la nga xamante ni nit moo war a indi benn fait divers mais balaa mu koy ubbi moom day xool dàqum ginaar waxaale soxlam xool li ko arrangé véhiculer waale message am boobu en tout cas jamono yi ñu toll daal muy élection ku ci nekk daal soo wóoloo sa bopp da ngay dem defi ji sa gox ndaxte Lat Diop am nay seede yoo xamante ni waa golf ñoo ko defal képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo golf yaa ngi yeewoo foofu ca cité des enseignants yaa ngi yeewoo Guédiawaye yaakaar naa ni ay ati at nga nii chaque jour Lat Diop day def social tey jii LONASE boobu bañ ko fa tegee amul jeune boo xamante ni tey yaa ngi doon chômer nekk foofu ca cité des enseignants mënu ma nee nag 100% mais 80% yëpp jël na leen yóbbu leen foofu ñi ngay liggéey ca LONASE muy ay témoignages yoo xamante ni jeunes yu nekk cité des enseignants ñoo ko def ñoom ñoo ma contacté ne Tange li ngay def ci sa émission people adduna bi yëpp di la dégg xamal ni ko daal ñun fii waa cité des enseignants waa golf ñun ñu ngi ci ginnaaw Lat Diop comme ni ko ne Fatoumata Tall defee comme donc Ahmed Aïdara du moom mooy wax kuy votel kii wala kan mooy votel kii ndaxte nee nañu élection municipale élection mairie la élection mairie nag suñ ko waxee ñi dëkk ca gox ba ñooy xool kan moo gën ca gox ga ñi jël ko teg ko foofu ndaxte nee naa leen du décret bi ñuy nommé maanaam ay carte la ku ci nekk yaay jël sa carte te dëkk bi yaakaar naa ne jamono ji kenn mënatu fi manipuler kenn ku ci nekk da ngay xool sa intérêt fan la nekk ndaxte tey votel koo xamante ni tey dafa indi jox la dara ëllëg ak ci biir dëkkul ci gox ba dootoo ko gis et je crois que Lat Diop waa cité des enseignants waa golf ñu ngi koy gis ndaxte bi waa marché fii mi amee problème ba ñu ñëwee mu yëg ko mu xam ne que ñii kat yoral nañu entrepreneur du toll ci 20 millions dafa yëkkati fukki millions may leen ko te ne Ahmed Aïdara nee na Lat Diop mosu fa mayee 100 000 waa golf ak waa cité des enseignants nee na Lat Diop de la fa dee moom moo ko fa rey Lat Diop de kër yu muy dugg xew bu fa am dëj bu fa am ñëpp moo leen di defal ba ci Lac de Guiers 2 ci boppam moom témoigné na loolu donc je crois que système de manipulation la rek comme yow yaa ngi wut mairie Guédiawaye yaa ngi war a jàkkaarloog ñoom Aliou Sall foofu je crois que aussi rajo bi ak télé bi c'est pour informer mais c'est pas pour intimider parce que tey aussi soo toogee di naan Néné Fatoumata Tall ak Aïda Sow Diawara dañu waroon def seen liste parallèle nit ku nekk moom mooy xool lan moo ko doy mu def ko élection municipale la ñu nekk koo xamante ni yow tamit su la neexee doo wékku ci kenn ndaxte Malick Gakou tey bi nga àndal ba mu bàyyi la foofu démb amaana bi Malick Gakou di commencé yéen ñaar am na fi ngeen jaaroon donc vaara mi ngi fi mën nañu fi indiwaat lépp mais en tout cas daal jàppale ni que daal kii di Lat Diop foofu ca Golf Sud daal jamono ji mi ngi agrandir ay rangs di agrandir ay partenaires ndaxte mouvement de soutien yi ñu ngi jógee fépp waa COJER jógee nañ fa ay nit yoo xamante ni ñi ngi woon parti démocratique sénégalais ñëw nañ fa waa convergence émergence pour golf ñoom ñoo njëkk a rallié wu président de la république moom la fa teg Aliou Sall moom la jox soutien am Néné Fatoumata Tall moom la jox soutien am kii di Aïda Sow Diawara moom la jox soutien am en tout cas muy ay kaddu yoo xamante ni kii di Ahmed Aïdara yëkkati na ko mais du ci dara lu dul nga xamante ni waa marché fii mi ñoo ameel benn entrepreneur lu toll ci 20 millions boo xamante ni moo doon tabax foofu donc 20 millions yooyu ñu waroon fay Lat Diop yëkkati ci xaalisam fukki millions may ko waa marché fii mi ndaxte nee na deful ma ko waa marché fii mi sama gox laa ko defal ndaxte nee nañu soo dëkkee ci quartier dañuy xool lan nga defal sa kër lan nga defal sa quartier lan nga defal sa gox moo tax mu def loolu mais du question ni que tey da ngay utiliser sa rajo rek wala sa télé wala si benn émission boo xamante ni waxul politique wala waxul lu jëm ci loolu nga bëgg a véhiculer benn message pour intimider en tout cas li may wax rek ñi ngi jëm ci ay élection locale ku ci nekk na nga yeewu ubbi sa bët xool ki la doy xool ki la doy ak kan moo la mën a jëriñ parce que am na ñoo ci xamante ni ay intérêt personnel moo leen yëkkati am na ñoo ci xamante ni tey suñu bokkul fii ngay wax fële sax da ngay am problème donc mu doonoon ay kàddu yoo xamante ni Ahmed Aïdara yëkkati woon na ko ci émission tësam bi aljuma bii ñu génn ginnaaw loolu nag réaction yi di jógee partout donc si la ñu wax xamalee ni que lu tax Lat Diop def loolu ak di ni lu tax ñu topp Lat Diop ndaxte Lat Diop dafa yàgg def social foofu ca cité des enseignants foofu ca golf ak Guédiawaye ay waay man yàqu naa waay 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 ay waay man yàqu siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu